bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasuli rabil alamin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñuy seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu am mbégte bu baax a baax fas yéene ànd ak yéen ci suñu benn plateau spécial fii ci Islam TV plateau spécial bi nag tey li ko waral mooy kuréel goo xam ne ñu ngi koy wax Codem Sénégal Codem Sénégal la ñu bëggoon dalal ñenn si ñoom ngir ñu xam kuréel googu mooy lan ak lan moo ko tax a jóg mbokk yi loolu nag ngir ñu def ko jéem a dab seen bànneex waaye jéem a itam indil leen ay xalaat yu am solo tax na ñu dem jëli ñoo xam ne ñu bari ñu ngi yàgg a jariñu yàgg di taataan yàgg di jëfandikoo ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def ci daawa bi à travers ay waxtaan ci ay audio wala ay image ay vidéo yoo xam ne ñu ngi koy jëlee ci ay borom xam-xam yu mag di ko defar ba mu jekk rafetal ko indi ko jébbal ñu ko ñooñu mooy réalisateur di ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw caméra yi nekk ci gannaaw micro yi ñooñu la ñu indi tey ci sunu plateau spécial fii ci Islam TV fas yéene waxtaan ak ñoom waxtaan wi nag incha allah dinañ ci développer lu bari parce que nee naa leen Codem bëgg nañu xam lan mooy Codem Sénégal lan moo ko tax a jóg kañ la sosu waaye itam dinañ jaaree ci ñoom ñi nga xam ne ci tasaare daawa jaaree ko ci ay vidéo ak i son jëlee ko ci ay borom xam-xam ñu mën a profité amaale seen gis-gis ci tolluwaayu nouvelle technologie bi ci li nga xam ne moom mooy daawa ci àddina bi rawatina fii ci Sénégal waaye dinañ jàll ci yeneen point yoo xam ne yu am solo la mbokk yi ñooñu nga xam ne ñoom laa dem jëli tey mooy ñi làqatu woon ci gannaaw caméra yi fas yéene waxtaan ak ñoom kenn ci jiitu mooy ki nekk sama ndeyjoor di Abou Salimata Mboup Abou Salima di koo xam ne képp koo xam ne yaa ngi yàgg di topp daaw bi fii Sénégal xam nga ko wala dégg nga turam ngir ne jaar-jaaram lu riche la jaar ci dégg diine jaar ci xam sa diine daanaka mën nañu wax bépp chaîne boo xam ne mi ngi fiy yëngu tey ci wàllu daawa Abou Salima jaar na fa ba tey mu nekk réalisateur ci chaîne boobu ñuy wax dégg diine waaye noonu la ñuy àndee itam ak geneen kilifa koo xam ne moom it ku yàgg ci métier mi la mën nañu wax sax ne doyen la ci wàllu lépp lu jëm ci audiovisuel ci daawa bi fii ci Sénégal kooku mooy Moustapha Ba ñu gën koy miin ci Ba Muslim moom nga xam ne mi ngi ci Dermalo TV naka noonu itam mi ngi jiite kuréel googu ñuy wax Akamex di benn boîte waaye itam jiite Lawal Powol moom Ba Muslim mooy suñu ñaareelu gan ci suñu plateau noonu itam la ñu amee ci suñu càmmoñ Cheikh Ismaïl Sow Ismaïl Sow boo ko waxee rek ñu ne Isma Pro di Ismaïla production moom itam am taxawaay bu am solo ak liggéey bu am solo ak ouverture boo xam ne yàgg na ko taxawee ci daawa bi moom itam am nañ ko suñu plateau noonu la ñu amee Cheikh Ndiaye moom itam di koo xam ne macha allah ci métier mi ku ci yàlla may la mu am liggéey bu am solo bu muy taxawee fële ca Daarul Birri TV mbokk yi xanaa ñii ma tudd wane na ne suñu plateau ndar naa am solo ndax ay réalisateur ay borom xam-xam ay kàngam ci métier audiovisuel laa fi dalal tey ci wàllu daawa kon ni may def mooy damay bàyyi ki nekk sama ndeyjoor di Abou Salimata Mboup Abou Salima moo bàyyi la nga nuyu ak mbokk seetaankat yi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tamsir alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajmain di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñuy seetaan ci chaîne yëpp di kontaan trop ci invitation bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu jàppale ba lépp luñ fi wax am ci ngërëmam yàlla nañu sori ñu wax fi luñ fi am ñuy jéppee jazakumullahu xayran. jërëjëf Abou Salima moom dama koy tooñ ne ko ba ma la gisee damaa bëggoon njëkk nataaloo ak yow ndax ne damaa yàgg dégg turam mu nekk mbégte bu rëy ci ñu xam ko ba am ko tey suñu plateau waaye noonu lay jàllee ci Moustapha Ba mooy Ba Muslim moom itam ñu bari ñu ngi koy dégg ci réalisation yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy def ci Dermalo TV ak yeneen i liggéey ci daawa bi Moustapha asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Oustaz ñu ngi lay jaajëfal ci dalal bi ñu dalal am kontaan trop ñëw ak sama gars yi nga xam ne yàgg nañu ak taw ak ñoom quoi bu ñu mbégte bu rëy ci man incha allah comme ni ko Abou waxee rek xam naa bu jotaay bi demee ba ci kanam après dina amay leeral yu bëri ñu def di ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp li ñu fi wax mu doon njariñ incha allah jërëjëf. jërëjëf sëñ Moustapha ma jàll ci sama càmmoñ
ki nga xam ne mooy Ismaïla Sow te ñu bari min ko ci Isma Pro Ismaïla asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare di nuyu tamit barab bii nga xamante ni moo nu dal muy Islam TV di ñaan suñu borom barkeel ko di remercier tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy téléspectateurs yëpp yu ñuy bàyyi xel di remercier ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi ñuy samay patron. macha allah jërëjëf Ismaïl ñu jàll ci ki ci topp Cheikh Ndiaye Daarul Biri TV salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu ya ustaaz alhamdulillahi allazi xalaqa al insana wa allamahu al bayan wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala di kontaan bu baax ustaaz am mbégte bu rëy toog ak ci suñuy mag suñuy grand frère ci liggéey bi ci plateau bi incha allah barakallahu fiik. macha allah kon mbokk yi ni ma ko waxee gan ñaa ngi noonu Abou Salimata Mbuub Moustapha Ba Muslim Ismaïla Sow ak Cheikh Ndiaye ma bëggoon ñëw ci sama question bu njëkk jëmale ko ci Moustapha Ba Moustapha Korem Sénégal mooy lan ak lan moo ko tax a jóg. waaw alhamdulilah jazakallah xeyran oustaz laaj bu am solo parce que xam naa ñu bëri nag tour bi dina nekk mbetteel ci ñoom bu ñu déggee Korem Sénégal question yi dina bëri tamit bon Korem convention reporter musulman Sénégal la ay jeunes reporter musulman parce que gars yi sax su ma nee jeune bi bañ quoi genre abu yi ñoom jàpp ne seen bopp pas parce que ñoo bañ jeune bi quoi mais convention des musulmans du Sénégal la des reporters musulmans du Sénégal li waroon ñuy def kuréel bi mooy dañoo yàgg ci liggéey bi nga xam ne li ñuy wax lépp lu jëm ci wàllu audiovisuel ak couverture médiatique ci taawa bi ñu yàgg ci def ci benn parcours boo xam ne vraiment parcours bu yàgg la dajale gars yi nga xam ne lépp luy mbooloo mi xam-xam gars yi jël nañu dem nañu uti ko quoi vraiment léegi ñi gis ne mbir liggéey bu nekk boo nekk yow ci jëm bopp yaa koy taaral après jox ko benn jëmm bi pour ñu ko nekk ci biir di leen gis mun leen teg benn dayo wala def ko foofu quoi donte amoon na fi mais da doon dem individuellement léegi ci la xalaat bi ñëwee léegi pourquoi ni nga xam ne nañu amee ay borom yi xam-xam loo xam ne maanaam lépp lu ñuy wax muy xam-xam bu set wecc te seen xam-xam tamit foo ko teg képp ku ko déglu wala képp koo xam ne leen di topp jëriñ ci ñoom pourquoi ñi leen di wane ñu tamit duñ leen yóbbu ci level boo xam ne képp koo jàmbaroo ci wàllu audiovisuel ci wàllu sunna rek wala ci nga xam ñoo nekk ci maa ngi jëwlu ci cadre bi sax ci sunna mais ñi nga xam ne ñoo yëngu ci audiovisuel ci borom xam-xam yi lépp lu ñuy wane tey mu nekk localité ak beneen high level quoi. beneen bi mooy liggéey bi ñu bëri ñu ngi ci daawa bi ñu ciy nekk mais comprendre ñu liggéey audiovisuel dëgg-dëgg comprendre duñ ko su ma nee comprendre duñ ko mooy dafa am ay aspects yu bëri xam naa gars yi dañ gën a leeral quoi surtout sama waa ji nga xam ne moom dafa décalé trop ci côté cinéma bi Cheikh macha allah yàlla ko yàlla sàmm dañ ko gën a leeral quoi mooy comprendre ñu dafa am ay mbir yu bëri yu ci nekk benn jour maak Abu dañ ci wax lu yàgg doon nañ ci wax ak Ismaïla mooy am na ñoo xam ne dañoo jàpp liggéey bi peut-être ay ñoo xam ne ay passe-temps la ñu def wala am ñu duñ def rek di ko def am ñoo xam ne dañoo jàpp tamit liggéey bi li ñu gis nii muy leer ci télé bi nii rek wala ci image bi noonu la demee da ngay dem jël sa benn genre caméra filmer ko jox ko nit ki mu seetaan ko fekk gën na yaatu loolu mën naa la wax mooy métier bi gën a noble actuellement nii booy xool parce que booy xool ci monde image bi lañ nekk léegi nag pour nit ñi comprendre loolu maanaam gën a joxaat yitte bi liggéey bi yitte mais léegi nañ def kuréel bi parce que bu ñu defee kuréel bi léegi dina am ay jéego yu am solo yoo xam ne gars yi dinañ ko def su ko defee nit ñi comprendre liggéey bi léegi su ko defee nag liggéey bi dina gën a mën a am beneen level bi loolu moo waral sos kuréel bi gën a rafetal ak jëmmal ak joxewaat beneen dayoo wan tamit tolluwaay liggéey bi fu mu am loolu lañ bëgg nit ñi comprendre ko quoi incha allah. jërëjëf Moustapha ci lay li am solo yooyu xam naa comme ni nga ko waxee rek may bàyyi ak Abu waaye ma profité laajaale ko foofu tuuti ndax bu ñu ne Korem Sénégal xëy na kuréel la koo xam ne xëy na yàggagul trop fan yi passé am benn polémique mooy ak réeroo gu fi am ci diggante ñeneen ñuy yëngu ci wàll wi ndax li wolof di wax mer gemb moo leen dal da ngeen a mer créé benn affaire wala Korem jiitu na la. macha allah xam naa xaaroon nañu question boobu nag surtout man bon vraiment coïncidence nag laa koy tuddee quoi donte nag xam naa ci biir jotaay bi naa leeral ay lënt yu bari parce que defoon naa sama page Facebook ne mbokk yi incha allah am na ay wax yu jub fii dinañ ko leeral yoo xam ne yi ci bëri ay lënt la ak ay nit yoo xam ne wax nañ ma amul xam naa su nekkee mbokk yi permettre nañ ma mun naa koo leeral léegi wala su nekkee sa biir émission mun nañ dem leeral ko non loolu taxul vraiment loolu taxul li tax ñaari histoire yi coïncider
mooy Corém daf ko jiitu donte ne nag am na yu bëri yoo xam ne ci biir jotaay bi laa bëggoon mu leer pour ñu xam itam bokk na ci li nga xam ne Corém sosu na mooy liggéey bi am na ñoo xam ne dañ koy utiliser d'une autre manière quoi loolu tamit gis nañ ko xam ne loolu jaaduwul nga xam ne des fois nit ñëw problème yi fi amoon jël benn vidéo dégg diine tagg ko extrait nëbb toutes les informations yoo xam ne dafa relatif ak dégg diine après mu dugal ci ay information boppam loolu benn la loolu déli la mais boobu sax mun na gën a woyof mais beneen bi nga yóbbu ko ci contexte bi nga xam ne ki ko filmé ji woon nekkul loolu la def ci internet bi mais tamit ki ñu jëli woon muy wax nekkul foofu lay waxee beneen déli nekk foofu muy ñaar yoo xam ne dafa day indi problème benn bi yow li nga njëkk a def mooy déli bi nga def mooy vidéo jàmbur bi nga jël boo xam ne œuvre personnelle la nga modifié lépp beneen bi mooy tamit nga yóbbu wax bi ci contexte boo xam ne ki def wax ji boroom xam-xam bi def wax ji def ko ak ki nga xam ne moo dugal vidéo bi muy ñaar ci la ñu gisee ne lii nii ñun am nañ ci part de responsabilité parce que lii mun nañ ko stoppé léegi ni ñu ko mën a stoppé ñu concerté wu ci wax ci di ci waxtaan ñu yàgg xool la ñuy def ba nga xam ne mun nañ ko saafara te du indi problème parce que lor dindi lor boo xam ne day indiwaat beneen lor ba ñu bàyyi woon ko fa moo gën ba ñu waxtaanee li ñu njëkk a def mooy Abu ak man ñi nekk ci Facebook di commenter vidéo gars yi nga xam ne ñoo koy def mbokk yu koy def mais vraiment retour yi ñu ci am daf lay bett quoi vraiment da lay bett nit ñoo xam ne xaaree woon noonu sax dinañ waxee noonu indi ci ay retour yu nekk yu doy waar ay kàddu yu diis yoo xam ne et puis di la wax yoo xam ne benn dañoo boole ñaar boole tooñ ba pare ak ñàkk xam di insister ci luñ nekk mais jàppoon nañ nag ñoom puisque vidéo yi dugg na ci internet bi rek lu leen neex def ci ñun amuñu ci dara bon ñu insister waat après nag ci la gars yi waxee léegi bon dañ leen xool nan la ñuy stoppé lii te bañ ko defee nag sérieusement cool yi bëri na mais jur na saafara quoi loolu nag cool yu bëri trop jur na saafara léegi ñu gënoon loru ci loolu mooy dégg diine Isma Pro 24 Daarul Bir ak Fafa TV ñun ñu ci gënoon a loru booy xool sax Daaru Malo TV moom daanaka li nekk ay dégg diine ak yooyu lay jëlaat dugal ak ay Isma Pro léegi nag puisque ñun ay responsable lañ ci te mën nañ ko stoppé te vraiment ci daaw bi lañ nekk léegi nag ñu concerté wu mais lii tam dina bokk ci loo xam ne day bokk ci liggéey boo xam ne dañ koy def ci noonu nag Abu ñëw interpellé nañu problème am na ma ko problème ne gars yi am na ay ustaas yoo xam ne woo nañ ma pour ma ñëw ñu def islaax ñu nag mbokk yi nga xam ne ñu am ak ñoom problème léegi nan la ñuy def mais nag ustaas bi ñun ñëpp mënuñoo dugg ci groupe bi il faut kenn dem comme defee noonu après nañu protection ñoo gënoon na la demee yow Abu mun nga dem boo demee ngay wax ci suñu tur soo demee nga wax ci tuuru kii dégg naa benn audio bu xorom nag waa ji naan Abu moo jiite ñun ñi quoi mel ni Abu daal daa yor ay booyam ñoo naa leen jaar leen fii jaar leen non demul leen ay responsable la fi nekk ñu responsable la ju te dañ cee waxtaan ba pare def ko peut-être mun na am moom bokk ñun ñëpp bokkuñu ay tempérament des fois Ismaïla booy xool maa Abu sax nga gën a gis ñi xuloo ci internet bi Ismaïla doo gis muy xuloo et pourtant moom ku loru la peut-être Abu tamit tàngaayu xuloo mun na gën a tàng sama mbos Cheikh doo ko dégg muy xuloo loolu yàlla mooy def noonu ay nit fekk nit ki mooy gën a tàng ci ñi fi nekk léegi ñu jàpp ne mooy le mal principal wala mooy mais wallahi maa ngi waat ci yàlla mu yor sama bakkan du moom moo ko def kuréel la boo xam ne ñoo fa nekk ñu yebal ko ne ko demal wax ci lii ba wax ci demee ba yàgg ñu ne ko léegi Abu mu ne ma ñu ne ko ñu ne ñoo la yebaloon ñetti fan nga ñëw di ñu wax arrêtel fii maa ngi seetloo yàlla mu yor sama bakkan macha allah jërëjëf Moustapha macha allah yaakaar naa am na solo trop waaye Ismaïla laa bëgg mu ñëwal ma ndax tontu nga ma won nga ma ne Corém du mer gemb du ne dafa am lu xew tax ñu concerté wu ci benn kuréel am lu leen tax a jóg waaye moo jiitu woon waaye loolu mooy comme ni nga ko junjee jël vidéo jàmbur yoo xam ne xëy na filmé woo ko wala changé li nga xam ne mooy miniature yeeg yooyu loolu est-ce que am na benn gravité bu ci nekk wala Ismaïla loolu dafa bokk ci liy jor fitna wala day taxal liggéeyu audiovisuel ci daaw bi. waaw alhamdulilah oustaz laaj nga laaj bu am solo li nga ma laaj mu ngi mel ni rek nga ni ma woon tey nit ki bind na téereem nga jël téere bi photocopier ko di ko tegaat ci marché bi di ko jaay ba xam am na danger wala déet maanaam noonu laa la goon a mën a joxe misaal en tant que oustaz buy jàngale loolu yaakaar naa ne bu fekkee yow yaay borom téere bi di ko nekk kat lii na arrêté lii na dagg te loolu dafa bokkul sax ci maandu te jàpp naa ne li ci nekk dafa bari lool bi ci njëkk mooy ki nga xamante ni moom moo liggéeyam reconnaissance bi nga ko war a njëkk a jox bu ndaw mooy dem nga ba télécharger vidéo am rek
mooy vidéo bu ci dagg dara, bul dindi logo, bul def sa montage bopp, dugalee ko comme ni ko borom dugalee. bu fekkente ne nii jàllale daaw bi moom moo la tax a jóg bu fekkee dara làquwul ci ginnaaw noonu rek nga ko war a defee parce que ñun ñëpp kenn ku ci nekk da ngay jël sa vidéo moroom mais doo ci dindi dara doo ci dagg dara parce que xam nga ne yow peut-être sa public ak publicu dégg diine peut-être mën na bañ a bokk su ko defee yow nga mën a jox sa public li nga xamante ni dégg diine def na ko donc loolu nga koy reconnaître ci liggéeyam mooy bàyyil ko logoom bàyyil ko léppam mais su fekkee da nga dindi logo bi ñu waxati yow titre bi nga xamante ne nii moom la defoon ci titrage am nga dindi titre bi te bul fàtte ne ñi nga xamante ne nii ñuy oustaz yëpp bu ñu defee conférence wala dara dañ leen di jox suñu téléphone ne leen lii nga def conférence bi wala xutba bi wala dars bi nan nga ko tuddee mu bind ne nii laa ko tuddee titre boobu ngay jël def ko ci li nga xamante ni moom mooy vidéo bi kon oustaz bi titre am moom moo ci nekk yow nga wëlbatiku loolu yow nga ne déedéet oustaz bi li mu wax du loolu moom lii la wax sosal nga oustaz bi beneen mbir ñaareel bi tamit mooy li ci gën a garaaw boole kook vidéo yoo xamante ne nii tey mën na indi problème maanaam koo xam ne 2021 la wax nga boole kook waxi 2019 daan ne oustaz diw dajji na diw te fekk kii fa muy waxee ak la muy wax uute na lool ak kii fa muy waxee ak la muy wax loolu nekkaat beneen danger yooyu yëpp dafa nekk ay danger yu baree bare yoo xamante ni ñaar rek jàpp naa ne ñoom ñoo ko mën a def kenn ki moo ci gën a woyof lor mooy ki xamul kooku boo ko woowee expliquer ko xamal ko day bàyyi du am problème mais ki nga xamante ni dafa am beneen yéene nag mooy ay vues la soxla wala kat tur la soxla kooku moo si gën a naqaree waxal kooku nag dafay laaj léeg-léeg jàmmaarloo ak moom nag ba mu xam ne kon ndekete mbir mi am na leneen lu nekk ci biir mais dañuy jàpp ne liggéey audiovisuel da ngay am jot rek jël sa caméra jël sa nangam def nii déedéet am na ay lu bare lu nekk ci biir balaa ngay jot vidéo bi te loolu yaakaar naa buntu boobu foofu laa mën a yem xam naa yeneen mbokk yi mën a wax ci xam naa dinañ ci ñëw ci lu gën a yaatu ndax comme ni ma koy waxee mën naa ne waxu borom xam-xam bi wala xutba gi su ma si jotee dafa mel ni benn plat la buñ togg ma koy consommé dinañ ñëw ci naka ngeen di waajale lu am solo loolu ba man mën ci jot jëriñu ci waaye Cheikh Ndiaye Ismaël wax na ba tudd vue est-ce que itam xeex bi ak guerre bi dafa nekk ci loolu ak ndax loolu xaj na tey ci saaxa daawa bi ci ëttub woote bi jëmale ci yàlla ci ay nit di jël ISM Pro wala dégg diine di wala ñeneen jël ay vidéo di ci xeexante di ci mbëkkante ngir sàkku ci ay nombre de vues yooyu xanaa dafa am lu ci nekk. waaw alhamdulilah oustaz. lu jëm ci wàllu xëccalante vues yi ak wàllu monétisation ci yenn compte YouTube yi ñi nga xam ne am na ñoo xam ne loolu fond de commerce lañ ko bëgg def jamono yi parce que ñu bëri si nit ñi ëmpalewul leen ni lenn ci médias sociaux yi moo xam YouTube la moo xam Facebook moo xam Instagram lenn ci vues yi boo ko amee am na yoon booy jaar rek YouTube dafa am maanaam benn xeetu rémunération bu mu lay defal loo xam ni maanaam da nga ko ciy gagné ci wàllu am-am. mooy buuñaa exactement. léegi nag loolu doon na rafet lool à la base nit ki ba mu koy def xëy na mu amoon ci yéene bu sell doon na doy sëkk rek nga jël vidéo yi comme ni mu mel comme ñoom ni ñu ko dugalee ci chaîne source yi chaîne d'origine yi nga partagé ko noonu mais mënoo ñëw ci ñaqu jàmbur ba pare yow nga bëgg ñu da ngay tedd ci ñaqu jàmbur jàpp naa loolu moom mënta nekk wax dëgg yàlla parce que tamit lu ñu naan maanaam appartenance intellectuelle loolu dafa am lu te lu nit ñi di teg seen bët la xëy na sax ni mu demee ci wàllu daawa la ak ñi nga xam ne dañuy def rek te yàlla tax parce que kat liggéey bi moom wax dëgg yàlla coono yiñ ciy daj ak gars yi professionnalisme biñ ciy def yëpp te gëm naa ni bokk nat sama bopp rek a tax may wax gëm naa ni fayu yàlla lañ ci gën a yaakaar donc ñi leen di plagiat xëy na ñoom buñ ci yaakaaroon fayu borom bi amaana duñu nëbb du leen jaral nëbb logo yi wala di ci def ci anam boo xam ni daal
bul leen teree ñoom dañuy féeteerlu ni duñu bàyyi ba muy jur coow mënoon na bañ a àgg foofu donc ci tënk nag xam naa kàddu yi dina xaw a kii mais ñu xam ne rek fi ñu gën a miine mooy taxaw ci ginnaaw caméra yi donc lii c'est une première quoi voilà exactement macha allah kon dafa mel ni jërëjëf Cheikh dafa mel ni li nga tënk mooy nit mën naa monopoliser chaîne am mën na ci am ay vues am ci tiyaabo am ci tubb yóbbu waaye lépp day fekk rek mu rafetal ko macha allah Abou li nga fi jot a dégg ndax am na loo ci bëgg a yokk Abou Salima. waaw xanaa di kontaan bu baax ndax li doon wax naan Abou mooy manigance ak yooyu ku déglu mbokk yi wax xam nga ni ñoo ma gën a defar ay kàddu gën ma koo juble itam man lu may bàyyiloo xel nit ñi rek mooy parfois wax dama sa dégg docteur Sidi Yahya Ndiaye mu ne chaque jour booy wax ak nit ki wala ngay jëflanteeg moom teg ko sa place wax ko wax boo xamante ni yow boobu nga doon bëgg a recevoir loolu malheureusement dafa xaw a manqué accusation yu graaw parce que problème bi fi mu juddoo li tax ñu gën a xalaat korem ci koor gi ba muslim mën na ko seede benn mbokk dafa ñu attaqué ci benn groupe daan ni yéen da ngeen di jël vidéo yi di ko dugal ci YouTube bi wala ngeen a dugal audio yi ndax da ngeen vue di ngeen ci am xaalis affaire bi jaaxal na trop ñun wax kii wax ji nan la ko mën a waxee mais biñ gëstoo rek itam moom li mu wax ñun defuñu ko mais am na ñu koy def am na ñuy jël production yi ñuy def da ko daggee ci benn anam bi di changer miniature changer texte yi def ci ay photo ak ñeneen ñu bokkul sax ñun ay kuréel uniquement pour créer ay polémique xam nga internet bi moom lu gën a bëri polémique rek Sénégal dëkk polémique la mbir mi nu mu gën a amee polémique li ñu koy gën a seetaanee objectif bi ci ginnaaw mooy di ko monétiser ci YouTube bi te loolu vraiment lu ñu ñaawlu la ñi fi toog ñii ñëpp kenn ñaawluwu ci nga jël vidéo du ko def sa chaîne ndax loolu mooy suñu jubluwaay affaire bi tasaaroo mais am na noo ko war a defee am na anam boo xamante ni am nga ko war a defee te itam li Moustapha wax biñ ci jugee yàlla may nañu ci ay jéego yoo xamante ni parce que ñun suñu responsabilité nekkul le contenu mais la forme la l'œuvre la propriété intellectuelle loolu la ñuy défendre vidéo bi nga xamante ne Ismaïla Sow moo ko produire ci labalem Isma Pro 24 kooku il est responsable ci li mu def comme ni nga xamante ne dafay sàmm aussi image yu ki mu ko filmé ñaari mbir yooyu lañ boole li nekk ci biir nag waxuñu benn yoon bu benn borom xam-xam juumee bu ko kenn corrigé loolu suñu yoon nekku ci borom xam-xam bu juum da wax yeneen borom xam-xam ni corrigé mais ñun li ñu produire la ñu wax ni kuy corrigé kenn wala ngay def leneen defee ko comme ñun ni ñu ko defee wala nga dem jël say matuwaay defee ko benn anam defe naa ne léegi ak ni monde bi doxee matériel yi yomb moyen de communication yi aussi yomb téléphone rek mën nga ci communiquer ñëpp di gis nga wax li nga wax en toute responsabilité à visage découvert. incha allah loolu daal moom mooy suñu jubluwaay ñuy leeralaat foofu benn yoon nit ñi fi toog ñëpp bokk ci korem amul kenn ku ni vidéo bu mu defar bu ko beneen chaîne YouTube jël déedéet loolu sax mooy suñu jubluwaay ñun suñu biir dañu jëlante ay vidéo boo demee tey ASM Pro 24 bu fekk vidéo boo xam te ni xëy na Daarul Birr moo ko réalisé wala DR Malo TV wala Dégg Diine aussi dañu fekk vidéo boo xam te ni Islam TV moo ko defar wala ASM Pro moo ko defar wala DR Malo TV moo ko defar ainsi de suite kon ñun loolu du suñu problème. incha allah defe naa ne loolu ñu nekk ci jotaay bi dinañ ko mën a seede am na ay at ci ginnaaw benn kilifa bu fi gën àdduna am ñu ci defoon yenn commentaires yi ba mbir mu juróon fi problème nit ñi bi ñu ko déggee dañ ne taalibe yi diw ñoom loolu la ñuy wax diw moo nekk seen ginnaaw te diw moomu yëgul fekkiwul ba daanaka tegoon nañ ko ci ay fitna yoo xamante ni yàlla bëri kàttan rek mais mënoon na demee neen loolu defe naa Moustapha mi mën na ko seede ak ñu àndoon nañ ci benn réunion boo xamante ni jour boobu ñun bi ñu génnee dañoo tiit dem nañ ba ni waaw est-ce que sax kon filmé yi borom xam-xam yi leen dugal jarati na ko ndax ñu ngi leen exposé loolu nag bu ñu gisaatee mu jugaat ci anam boo xamante ni gën na garaaw anam bu njëkk ba loolu defe naa ni ñun suñu responsabilité ñun ñi nga xamante ni ñu ñooy taataan Oustaz Omar Sall di taataan keneen ak keneen di taataan docteur Lo di taataan Oustaz Mor Kébé Omar Diallo ak imam Babacar Sall imam Ali Badara Ndaw ak keneen jot na ñu jël suñu responsabilité ba suñu borom xam-xam fii Sénégal borom xam-xam yi tàppetu ñu ragaluñu et puis ñu responsable lañ tàppetu ñu ragaluñ de mais nag ñu responsable lañ jàng nañ l'islam xam nañ ko
xam nañ li leen yàlla waxee nañ ko wootee noonu la ñuy wootee itam waaw kon kay nañu jël seen wax yi jox ko nit ñi comme ñoom ñu ko waxee. macha allah tawhid moom ku koy wax ci dëkk bi nii mënoo nekk tàppet. macha allah waaw mënoo nekk tàppet. jërëjëf Abou Salimata question boobu kon yaakaar naa leer li ngeen ci di am na solo xanaa di xamal mbokk yi ñuy déglu rek ne wax nañ ci di tudd nañ fi oustaz yi lu bari mën nañu wax kon ñoom ñooy principal acteur ci wàllu woowu ndax ñoom la ñuy jël seeni wax di ko defar di ko monter di ko jox nit ñi ñu koy jëriñoo tax na incha allahu taala ci biir émission bi dinañ ànd ak al oustaz Mor Kébé hafidahullah dinañ ànd ak oustaz Omar Diallo incha allah bu jàppandee mën na amit ñu mën a am Fafa TV nekk fële ci Kaolack nekk ci ak imam Alioune Badara Ndaw waaye ma bëggoon balaa borom xam-xam yooyu di ñëw bokkar heure bu ñu jàppande rek mën nga leen dugal ma bëggoon balaa borom xam-xam yooyu di ñëw ñu ñëw tuuti ci ak Moustapha ci importance su nouvelle technologie bi ci daawa solo si nga xam ne bi nga xam ne nouvelle technologie am na ko ci daawa yéen ñi nga xam ne yéen spécialiste yi ci wàllu audiovisuel lan nga ñu ci mën a wax Moustapha. jazakallah xeyral oustaz damay rebondir tuuti rek ci li nga doon laaj sànq ci wàllu vues yi ak abonné yi waaye ñu leeral fa tuuti rek parce que tamit ba léegi damay ñëw en arrière quoi ci audio yu ma dégg parce que dégg naa ñu ne gars yi dañ fay yàgg mais dañoo ñëw ñu ëpp leen ay vues ak ay abonné quoi loolu moo tax ñu mer c'est que des fois ñii dañ utiliser internet duñ ko comprendre wala ñu ne ay nangami junni doomu aadama ñu ngi ciy jariñu non non dafa am ay chaînes yu ñu tuddee chaîne polémique misalan ma jox la benn kii rek chaîne yi nga xam ne mooy wane yu bon yi comme nga am benn YouTube boo xam ne borom xam-xam day toog fii di jàngale tawhid bu baax kee di wane lu bon li nga xam ne dañ koy xam nga waaw comprendre nga chaîne bële kii dugal kii mën a def une heure de temps am ay 1 million de vues wala am ay 1 million d'abonnés mais est-ce que ñooñu dañoo jariñu ci lu baax déedéet chaîne polémique yi mën nga dugal chaîne polémique boo xam ne am na 100 000 abonnés 100 000 mën a am 10 personnes ñoo ci comprendre ñoo ci ñi nga xam ne ñoo bëgg li nga fay dugal ci sunna ñeneen ñi fa des ñii dañuy ñëw di déglu pour bu ñu paree yóbbu. kon du problème mu quantité mais qualité bi. non problème boobu léegi nag problème bi mooy mën nga am 1000 vues fekk am ñoo xam ne dañoo gis vidéo bi seen loxo ëpp dañoo kenn ki day cliquer déglu ba mu jeex kenn ki day xool cliquer gis ne titre bi ak li nga bëgg a bokkul mu génnaat ànd kenn koo xam ne mën na cliquer fekk bu muy cliquer sax. bu doon loxoom moo ko laal mu dugg. nga gis loolu nga ne am naa nangami vues gis nga suñu objectif nekkuloon ay am ay vues. bu nekkoon suñu objectif am nañu ay vues ñoom li ñuy def nii dañu doon def nii di am ay vues ñoo leen ko dàq foofu bal am na yeneen i liggéey loolu Cheikh Ndiaye bi ñu ngi ci cinéma bi. peut-être dina xam loolu. jërëjëf Moustapha nga baal ma ñu jël Oustaz Mor Kébé yaakaar naa mi ngi ci ligne bi Oustaz asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi lay nuyu ci plateau Islam TV édition spéciale Corem Sénégal am mbégte bu baax a baax ci dugg ci émission bi. mu mel ni li nga jot a dégg ci waxtaan wi waa Corem Sénégal mooy ñi leen fi teewal tey wax nañ tudd lu bari oustaz yi nag buñ ko waxee yow ci nga bokk di koo xam ne macha allahu taala ndaw ñi ñu ngi jariñu ci sa xam-xam li nga jot a dégg ñu wax ko ak polémique yi am léeg-léeg ci ñenn ñi ak seeni doxalin lan nga ci mën a yokk oustaz. waaw dañuy rafetlu jotaay bi bu baax di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci barke. te liñ fi wax lépp nekk loo xam dina dugg ci ay nopp yu koy dégg boo xam ne nag da koy dégg ak njort bu rafet jàpp ne ay mbokk jullit ñoo toog di waxtaan ci loo xam ne dañ koo bokk te mooy wootee jëmale ci yàlla liggéey lislaam di tool boo xam ne tool suñu borom la mu bayloo ñu ko ñun jullit yi kenn ci ñun du ci ñëw di bàyyi di seetu loo xam ne moom jariñul boppam la lu muy jariñoo ñeel ko moom dong mais dafa jàpp ne lu ñu yàlla defal la muy teraanga gu ñu yàlla boole ñun jullit ñëpp ñu bokk ko war cee taxaw war cee liggéey kenn ci ñun warta am doxalin boo xam ne dafay jur gàllankoor ci liggéey boobu nga xam ni yàlla moo ñu ko boole ne wal takun minkum ummatun yad'uuna ila al xayr wa ya'muruuna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil munkar wa ulaa'ika humul muflihun kon ñun ñëpp dañu war a am sens de responsabilité li ci njëkk mooy ay loxo yi nga xam ne ñoo war a fóot war a raxas borom bu bëggee la muy raxas set li ci njëkk ci li mu war a def mooy xam ba xam ay loxoom ci boppam set na mooy raxas ay loxoom ba set taq-taq yi ci nekkoon dañ muy soog a jël leneen di ko raxas way laa bu loxo yi setul booy raxas soo moytuwul la ngay raxas dina yéex a set
ndax saa bu jëmm ja setee say loxo moo koy taqalaat. loolu lu muy tekki rek mooy liggéeyu lislaam ci wàllu daawa ak njàngaleeg lépp lu ci jëm ci tas xam-xam. ka cay toog ci table ja di wax ñu koy déglu ak ki ciy dugg di jël ay responsabilité naan day jël ay chaîne YouTube ay page Facebook ay groupe ci WhatsApp wala si Telegram ne dafay jël ay thème di ko fa dugal di ko fa traité di ci jokkalante ak nit ñi kooku war na bokk ci yitte yi ko gën a soxal mooy mu jéem a yittewoo wàllu yar am ay qualité am ay jikko dëggu ci li muy def loolu ci liy tax yàlla defal ko barki ci liggéeyam loolu bokk na ci liggéeyam dina nekk loo xam ni njariñu lislaam ak njariñu nit ñi la cay séentu du ca dugal ay bëgg-bëggi boppam ndax bëgg-bëgg yi rek moo ñu sonal ñàkk a defaru bi rek ba pare bëgg a defere moo ñu sonal am na yoo xam ne man du ma comprendre jullit boo xam ne nee na dëggu na ne min ahli sunnati wal jamaa la bokk ne ab salafi la baat boobu ñu bëri ñun dañ koy wax mais xamuñu sens bi bu ñu delluwaatee ci siiratu salaf ñu jàng seen dund xool ragal yàlla gi nekkoon ci ñoom ak liñ meloon wallahi dinañ xam ne sori nañ loolu nekk ay salafi yoon ndax seen i doxalin ak seen i jikko ak nañ daan yittewoo wàllu yar ak suñ jamono ji ñun ni mu woyofee ci ñun ñu yëkkati baat boobu di ko tuddoo di fëgg suñu dënn te boo jëflanteeg ñun jaxasoog ñun rek ci doxalin xeeb ñu loolu day wane ne war nañu gën a yittewoowaat defar suñ bopp li ma gis ci doxalin ci internet beeg réseaux sociaux yi mooy dafa xaw a am tuuti anarchie bu ci am alimam Abdullah ibn Mubarak daf doon wax ne kaana hada al ilmu sharifan yatanaqalahu rijalu fi sudurihim falamma daxala fi lkutubi daxala fihi ahlu xayru ahlihi daf doon wax ne xam-xam bu njëkkoon bañ ko daan jàng daan dem di la xasaayu di fekk ci saxaaba yi boo musaan ne may ma bind ñu ne la bul fi bind li ngay jàng takk ko ci sa dënn boo ko mënul nga jug dem booba ay góor yàlla rek dëgg ñu ko yelloo dëgg rek ñoom ñoo ko daan yittewoo ñoom ñoo daan toog di ko jàng ndax nekkul woon lu jàppandi ba ku ne mën caa dugal sa loxo waaye biñ demee ba ci jamono ba nga xamante ni bi 2e siècle bi dem na bay xaaj ci la am bind tas ci géttu géewu xam-xam yi xam-xam bi ñu commencé koo bind ku ne mën caa jot nee na ca la ca ñu ca bokkul dugg waaye tey itam internet problème bu mel noonu la di wàcc daawatu ahlu sunna mooy ku mu neex nga jóg tijji sa benn page wala tijji sa benn chaîne daal di jàppee sa bopp kàngam wala kilifa ci daawa bi dootoo nangoo déglu kenn ustaas yi sax da ngay bëgg ñu mel na ci yow ay surga nga leen di wax defal ma thème bi bul ma defal lii waxal ma lii defal ma ko ci nii bul ma ko defal li ñu topp sa ginnaaw te benn formation boo xam ne préparé na la ci wàllu xam-xam ak naka la ñu war a daawa ak yar la ci wàllu teggin jiituwul ci yow bu ko defee boo demee ba sa ab page am ay nit ñu bëri rek groupe bi bëri ay nit rek nga daal di commencé nag teg sa bopp xel fi loolu bu fekkee ñu ngi koy seetaan dina fi juri ji ay jëyee yoo xam ni lu bëri ci li ñu jot a liggéey ci daawa bi dina ko yàq ndax ñu mel noonu des fois dañuy faral di jiital seen i bëgg-bëggi bopp li leen di yitteel du nekk trop intérêt wu daawa bi mais mbiru affaire code de popularité la ñuy seet mooy ay abonné yu bëri ay vues yu bëri ba pare ay règlement de compte ci la ñuy dugg ci nekk fu ñu toll bu dégg ba cëg di dàggasante daawa du dàggasante daawa du règlement de compte daawa dañ lay provoqué sax nga bàyyi continuer yow sa doxalin dem ci li ñu tuddee tasilul ilmi mooy yare ak jàngale xam-xam bu leer bi war a jiitu ci nit ñi balaa ngay dugg ci ay tonton teg ay dàggasante tonton teg dàggasante yi waruñu koo jël lépp def ko suñu yitte ku dégg bëccëg bam ñuy dérouté di ñu dugal ci ay méthodes yoo xam ne baaxul vidéo yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci ay Islam TV dégg diine ak ay Isma Pro yu mel noonu ay nit ñooy jóg jël seen waxtu ak seen coono seen doole dem def préparer defar lépp daal di koy def ak responsabilité monter ko dugal ko utal ko ay titres yoo xam ne provoqué wuñ ci kenn di leen yitteel mooy jariñ nit ñi yow nga ñëw coppati ko jël ko caxatee ko dagg ci lu la neex jël ko boole ko ay miniature ak ay photo ak ay turu jàmbur yoo xam ne ko doon waxul lu jëm ci loolu mu mën a indil fitna ci moom jëral ko fitna joo xam ne kenn xamul nu mu toll ndax yaa ngi looloo xam ne waxu ko ay nit mën nañoo jël fitna teg ko ci kawam te loolu am na fi du benn du ñaar
yow ma ko def feeñuloo ca kenn xamula sax te dara taxul nga def ko lu dul rek pour bëgg boo ko defee vidéo bi am buzz attiré ay nit ñu ñëw seetaan ko façon xeetu doxalin boobu foog ñi ñu koy def ñu bàyyi ko. macha allah defoon naa fi benn vidéo wax ci li ma seetlu ci doxalin bi te ma naqarlu ko te ko doon junj ci wax ci mooy kiy defar dafa war a góorgóorlu ba defaru mooy ñenn ci ñoom dama leen di laaj lii nii lu tax ñu ne la man day taqewuma ci yëguma tinuma fekk na ñoom ñoo ko jiite xam nga loolu mooy wane rek ñàkk defarul. dëgg la naka ngay mën a waxee di miim wala nit woowee téléphone interpellé la nga miim ba tëdd ci suuf ne defaloo ko te yow yaa nekk ci ginnaaw di ko def ñàkk dëgg googu ku mu ne ci yow waroo liggéey ci daawa te loolu feeñaat na ci xew-xew yi fi xew ci ginnaaw bi ci nit réclamer say ay vidéo am yoo jël yàqate ko li nga ci def neexu ko bañ tëj sa chaîne nga dem fekk ay vidéo yu nekk ci chaîne am yoo xam ne moomuloo ko moomaanuloo ko nga def réclamation ba nar ciy tëj sa chaîne jàmbur doxalin bu mel noonu ku defarwul rek moo koy def. macha allah oustaz yaakaar naa intervention macha allah am na solo sa kàddu yëpp dafa mel ni yaa ngi ko tënk ci defaru balaa ngay defare waaye yéen ñi nga xam ne yéenay principal acteurs yi mën naa wax ndax kii wane borom xam-xam su borom xam-xam feeñaloon du ko wane su borom xam-xam waxuloon du am lu mu jottali kon yéenay principal acteurs yi mën naa wax ban taxawaay ak ban responsabilité nga jàpp ne moom ngeen ci am yéen ngir freiner loolu nga xam ne mi ngi raam nar a jëm ci ñag bi te di jur yàq. li nga mën mooy laay biir ndax am na ci loo xam ne boo ci toppante ak ñoom dinañ leen dégg fu neexul te fan yii ci ginnaaw ñoom réclamation yi ñu def yoo xam ne teguñ ko ci benn xàq ndax ay vidéo jàmbur lañ dem jël réclamé ne ñoom ñoo ko moom bëgg cee tëj ay chaîne ndax seen xol tàng na ñoom ci seen i chaîne yuñ tëj te seen i chaîne ñu ko tëj dañ koo teg ci kaw xàq yow ngay tontu fayu ci loo xam ne du xàq loolu day wane rek ne nit kuy doxalee noonu boo ko toppee soo moytul dinañ leen dégg foo xam ne du rafet te loolu yow mi yëngatu ci lislaam da nga koy moytu wàllu toppanteeg defante ngay fexe ba bu la ci kenn dégg mooy laa biir gi nekkoon ci yonente bi alayhi salatu wasalaam fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan galida alqalbi lan faddu min xawlik loolu du ñàkk fayda waaye faaw mu nekk ci nit pour mu mën a nekk un leader nekk kuy mën a am jël benn envergure bi di daaw foog mu nekk nit koo xam ne day mën a supporter toppante bi mënul nekk mais li fi mën a nekk mooy laaye biir orienté leen wax leen yëkkati naa sama téléphone du benn du ñaar woo ñenn ci ñoom wax leen ko ne leen nañ bàyyi li ñuy def naa fi benn vidéo yaakaar naa ci koor gi la woon wala avant koor gi di leen bàyyiloo xel li ñuy def ndax doxalin léeg-léeg yu xaw a ñaaw lay doon ay xew-xewu àdduna la ñuy xool rek yoo xam ne nit ñi ngi ciy coow ñu jéem a fexe ba sa wax ñu lëkkale ko ak loolu pour mën a attirer attention nit même bu fekkee waxuloo ci loolu. macha allah wax boo ko génnee contexte am rek da nga koy yàq. macha allah ba tax na yooyu na ci ñi surtout ñi nga xam ne jeunes yi nga xam ne amuñu trop benn expérience bi. wala yenn jeunes yi nekk Arabie Saoudite di jàng foofu pareeguñ ñibbiseeguñu dese nañoo confronté wu réalité bi ñuy dund nañu moytandiku yenn borom groupe yi di leen manipuler ñuy nekk fu ñu toll di dugg ci ay sujets yoo xam ne dafa sensible nañu xam ne yenn fitna yi buñ ko fi taalee ñoom naam ñi ngi bitim réew mais mën na yàqal seen i mbokk jullit fii loo xam ne xamuñu fu muy yem. macha allah nañu bàyyi provocation bi ci internet. yenn ustaas yi nga xam ne dañuy dem di laamisoo ak ñoom ndax jàpp nga ne yor na groupe boo xam ne mbooloo mu bëree nga fa nañu delloo si waat seen xel xam ne yow boo nekkee ku ñuy tuddee ustaas di jàngale waroo bàyyi ñu lay manipuler jeunes yi bu ñu ñëwee da nga leen war a jàppee ay xale yoo xam ne say ndonga nga leen di jàppee loo leen mën a yokk nga yokku leen ko mais waroo bàyyi ñu lay manipuler. macha allah manipuler daa yi manipuler ko. mën nañ koo dugal ci ay tooxi doona yu rëy a rëy moo tax daal na kenn ku nekk ci responsabilité am ñu laaye biir ñu wax. macha allah buñ dëgëree bopp nag man li ma ñaan mbokk yooyu di yëngatu ci vidéo yi mooy ñu bàyyi leen ci benn instant dinañ dox ba mbëkk miir mi ndax dinañ fi mës a indi problème boo xam ne ñëpp dinañ ne lii waxoon nañ leen ko buy yàggul dara rek lañ jël vidéo Cheikh Mouhamed docteur Cheikh Mouhamed Cheikh Mouhamed Ahmad Lo ak situation yi muy jànkoonteel Sénégal ak liñ ko fi tuumaal lépp di ko fi wax ba mu fi ñëwee ba léegi bind jinaayatu tawil bind taqdisul ashxaas mu metti ñu bari fu nañu jéem faa jaar pour jéem koo yàqal daawam
jéem koo jaxaseeg ñenn ñi waaye dalam ak teeyam ak xikmaam ginnaaw ndimbalu yàlla boobu ba léegi loolu la ko yàlla suturaale kenn dégg ko ci dara. macha allah yow jeune bi nga xam ne conscient nga ci loolu xam ko doo ko jàppale di ko jéem a fexe dëgëral ko ci loolu ngir daawam nit ñi mën cee jariñu mais tu préfères ngay jël ay vidéo di ci def ay photo di jël photo wu kenn ku bokk ci kiiwu diine yi fii naan na ngay def ay comparaison entre moom ak diw loolu mën a metti ñenn ñi mu mën a indi fitna ju rëy joo xam ni dañuy jàpp ne xale yay def loolu moo nekk seen ginnaaw bu ko defee ñu tuumaal ko loolu mën a jël ay teg ko ci kawam teg ko ci njabootam yow yaa nga sa kër tëdd di xaar vidéo boo monétiser pour ñu jox la ci ay $1 ak $2. macha allah. loolu ñaaw na trop. waaw dëgg la oustaz macha allah oustaz loolu rafetul waaye wax nga wax ji yëpp macha allah am na solo mooy li nga wax ne wax boo ko génnee ci contexte bi ki wax doon waxee rek la ca topp yàq lay doon. oustaz Mor Kébé am nañ mbégte gu rëy ci participer nga participer suñu plateau spécial bi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant. macha allah kon mbokk yi kooku mooy oustaz Mor Kébé ni ma leen ko waxee woon incha allah ñu ngi xaar oustaz Omar Diallo moom itam dina ñëw ànd ak ñun maa ngi woon ak Moustapha yaakaar naa oustaz Mor Kébé dégg nga li mu wax balaa may relancer question bi ñu nekkoon sànq lan nga xalaat ci oustaz kàddu yi nga dégg mu sànni ko fi. bon macha allah quoi vraiment dafa am. macha allah waaw Ismaïl ci yow lay ñëw oustaz Mor Kébé macha allah kàddu mi am na solo waaye bu ñu waxee vidéo wax borom xam-xam yi rek dafa mel ni yéen ak borom xam-xam yi la parce que yéen itam di leen filmer ji di ñëw di ñu ko tegal Ismaïl noo nan nga déggee kàddu oustaz Mor Kébé yi la ci mën a jàngate. waaw alhamdulilah kàddu oustaz Mor Kébé yi ku ko dégg. di nga si mën a jàngatee ñaari mbir bi si njëkk mooy di nga tiit trop quoi di nga tiit ndaxte su fekkente ne nii nit ki xamul ba pare moom muy def te xamul ne xamul kooku dafa xaw a doy waar tuuti beneen bi yaakaar naa ne oustaz Mor Kébé li ci am yépp dara ump ko ci. parce que avant lii di am moom ci jëmi boppam loru na ci xew-xew bi nga xamante ne nii moo amoon rek ci benn politicien nga xamante ne nii yëngaloon na dëkk bi nu jël ay waxam boole kook waxu politicien boobu ak keneen ku jigéen ku gis jàpp ne moom oustaz Mor Kébé politicien boobu lay waxal te politicien boobu ñëpp xam fi mu toll ci xolu sénégalais yi. kon lu mel noonu bu fekkente nit ki daf koy def da ngay xam ni kii li muy def yàlla taxul mu koy def kon li mu bëgg rek mooy xoolul boroom xam-xam bi xamul fi enjeu yi toll xamul luy audiovisuel xamul luy communication moom li ko yitteel lenn la mooy vues yu bëri ak lu ko YouTube di fay loolu rek lay xool léegi lu mu ko mën a jëndee jar na ko te loolu jàpp naa ne technique yi koy def pour ñu am ci ay vues ñoo leen ko dàq fuuf ñoo leen ëpp matériel yoolu ñoo leen gën a am connaissance bi ñoo leen gën a am public bi mais dañuy wax ne métier bi dañ ci dugg mais du xaalis moom moo tax ñu dugg ci. parce que kenn ku nekk ci ñun matériel yi nga am daawa bi mënuloo ci fay 1/4 bi parce que tey ñun ñëpp laa wax tey léeg-léeg dañ koy tooñ sax sama gars yi léeg-léeg dugg benn clando wala benn taxi ñu la defal ndànk de parce que sac bi wala ñu la def ko ci maal bi. nga ne dee du ma ko def ci maal bi parce que sac bi moo gën a jaar oto moo gën a cher oto bi chauffeur bi naan kii da nga koy tooñ te effectivement boo xamee da ngay xam ne sac bi moo gën a cher oto bi lépp loo am loo xam da nga koy jëlee feneen lu bokkul ak métier mi sax da nga koy investir ci communication tey ñun suñ kenn ku nekk ci ñun amul beneen liggéey bu dul communication man commerçant laa woon dama ko bàyyi ndax lan lii la ma jotoon am ci commerce bi yépp fii laa ko investir parce que dama ko bëgg te ñu ngi jonjoog oustaz yi xam nañ li ñuy daj kon ñun suñu jëmi bopp ñoo leen war a jàppale gannaaw bu ñu xamalee sunna mu leer suñu bopp naññ ñun ñoo leen war a jàppale pour lan jéem a jàllale affaire bi pour mu dem ci kanam kàddu responsable la wax kàddu yu am solo la wax te kooku yaakaar naa avant may wax kenn man sama bopp maa si njëkk a jëriñu ndaxte lépp lu ma doon def loo xam naka suñu loolu naa gën a moytu te xam ni ñii dañoo exposé wu
wallahi dañu exposé wu te li Abou wax sànq dafa am solo muy ñii duñu ay ragal mais ñu responsable la. macha allah jërëjëf Ismaïl am na solo Abou Salima dafa am loo bëgg a yokk ci intervention Oustaz Mor Kébé. waaw Oustaz ñu koy ñaanal xam naa Moussa bi mu jëlee xaw naa comprendre li tax xolam tooy bi may ubbi sama premier blog en 2005 2006 mu ngi tuddoon Tayssir Over Blog booba ma ne gisoon naa ne dama daan liggéey am ñu koy jalgati moom mu woo ma téléphone mun ma ñooñu bu leen waxat dara bàyyi leen liggéeyal ngir yàlla ma daal di bàyyi benn bis ñu dem darsa ba pare mun ma abu mu woo ma abu mun ma sa li ngay def nii soo ko joxee fulla ak fayda mën na jur dara boobu la njëkk a nekk sama xel def lii métier comme ni ko Ismaïla la waxee moom am na liggéey yu bëri yu mu liggéey bàyyi ko. yow à peu près ñaata at la boobaag léegi yàgg na. boobaag léegi jàpp na fukki at ak juróom jàpp fukki at ak juróom-benn waaw jàpp fukki at ak juróom-benn laa commencé ci affaire yi di def ay blog Moussa Faye blog bi moo tax ñu xamante ba daje jàkka jeeg commencé xamante après Ismaïla ñu xamante. ñu dem ba saa gi bu ñu gisee ni am na ay site yu juddu ñu ne blog bi site moo ko gën a ngand am na ko ñu bëri ñu ñëwoo woon ni waaye mais blog bi bu leen ko bàyyi muy dee ñu ni non. nit booy def dara ba gis lu ëppal solo daama bi da ngay teg loolu foofu ci lañ commencé dem xam sa diine nekk fa xam sa diine laa njëkk a yore caméra te di li ma yàq ci connexion ci YouTube pour xool ay tutoriel bu ma ko delloo woon tey dina baax nga def sa propre auto formation di dem noonu ba saa nga xam sa diine dem dégg diine Sunna TV ñëw nga jàpp ci ba ci Islam TV bi fi nekk nii ba yi fi am yëpp ñu ci jàpp yàlla dañu dimbali quoi boroom xam-xam yi ñu nekkal tamit ñoom ñàkkuñu fayda te ragal mënuñu ñoo ragal mais xam nañ ni ñun ñu ngi leen di taataanal li ñuy wax di leen ko jottaleel comme ñoom ni ñu ko waxee ñun na jàll rek parce que ñun ñëpp fii yàlla lañ bëgg mu fay ñu fi may jeexalee démb bi ñu comme le oustaz di junju bi ñu tëjee dégg diine ci suba gi ñu koy tëj ko ma yeewu rek ubbi sama téléphone la gis Gmail bind ma ni ma si site bi désactivé nañ ko fekk exactement soxna si dima indil ndékki macha allah baal ma abu ci tëjug dégg diine ak yéeg-yéeg bi mu ci amoon ak bi mu ñëwaatee waaye ñu dem ba Kaolack jël sunu mbokk Fafa TV Fafa Cissé ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Oustaz Tamsir. Fafa Cissé ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay nuyu. te fàttali ne yow yaa ngi nekk ba Kaolack yor fa chaîne bi di Fafa TV nga xam ne mu ngi yittewoo di tasaare di réaliser ak di tasaare lépp loo xam ne jëm na ci waxtaan ni Imam Alioune Badara ci ay conférence ak yu mel noonu kuréel gii di Koram nga xam ne ñoom laa invité ci plateau bi. ñuy waxtaanee li nga xam ne mooy yenn vidéo yi nga xam ne dañuy gis yenn borom xam-xam du ko def am ñeneen ñoo xam ne dañ ko di reprendre ñu tuumaal leen loolu ñu indi ci ay leeral yow nag nga am ci wàllu ndax am na ay yenn chaîne yu ñu dégg tey ci daawa bi nee nañ yow yaay sababu tëjug chaîne yooyu ndax loolu am na ak leeral nga ci mën a indi. waaw Oustaz ñu ngi lay jaajëfal bu baax si taxawaay bi ak tamit di nuyu waa plateau bi yëpp rawatina waa Islam TV ñi ngi may plateau wax dëgg yàlla ñi ngi ñaan yàlla gën koo yaatal dëgëral ko kàddoom yegg fu kawe di jaajëfal tamit ñëpp toog si plateau bi noonu di maso ku mel ni Abou Salimat ndax comme moom lañ defoon suñ porte parole yu bëri dañoo foogoon ne moom la woon waaye fekk moom dafa nekkoon di wax suñu kàddu xam naa li may njëkkee mooy li nga wax ne di topp ku mel ni Imam Alioune Badara Ndao waaw moo gën a bëri ci sama scène bi waaye du moom kenn rek ñëpp la waaye liñ naan maanaam ak matale moom dafa yomb si doomu aadama ndax mbir yi nii dafa laaj mbooloo di ko def ak matériel yu bëri waaye sama scène bi ku fa dem dana fa fekk ñu bëri rawatina ku mel ni docteur Bamba. beneen bi ma ñëw ci ñaareel bi nga wax mooy scène yi nga xam ne dafa am scène yu tëj scène yu bëri ñoo tëj waaye am na si boo xam ne moom yàlla dafa def man sama côté la féete ndax ñun kuréel gii di Korem dafa am lu ñu seetlu loo xam ne du maanaam gis nañu demewut na mu war a demee mooy ñun dañuy dem ci terrain bi jël ay kilifa ñu wax seeni wax utal ko tur ñu ñëw dugal ko ci internet bi ay nit jël ko dugalaat ko feneen au lieu que ñu dugalee ko yow ni nga ko dugaloon waaye dañuy dem changer photo ba indi keneen nit teg ca diw mooy dajji diw mooy nangam yu mel noonu xam naa ne waa kii plateau bi ñëw ni sax jaruñu ci ñëwaat
loola nag dañ koo jàmmal si ñoom ñu bañ na duñ ko kii léegi nag am na seen yu bëri yoo xam ne dañoo tëj du benn rek waaye am na ci boo xam ni ñu ngi ciy tudd sama tur ak yu mel noonu wane na ñun ñoo ko tëj mais man dama naan ñun tëjuñ ko ñoom ñoo tëj seen bopp ndax su nekkee ne da nga dugg si benn mbir ñu teg fa ay charte ne fii nii képp ku fi bëgg nekk nii ndax YouTube dafay tere ku jël alalu jàmbur ñoom dañoo war na am ak fidélité leeral nit ñi ne ñoom dañoo jël vidéo Fafa TV Fafa TV ne YouTube kat yéen a waxoon ne yéen ñi fi nekk nii laa leen di attee mooy kenn amul droit jël alalu kenn te da ngeen a jël alalu Fafa TV ne YouTube nañ ma delloo sama alal YouTube da ne képp koo xam ne tooñ nga fi ñetti yoon dama lay tëj kon ñoom dañ maa tooñ ñetti yoon moo tax YouTube tëj leen loolu dañ ko war na leeral nii beneen bi ñi nga xam ne dañuy woote tout le temps di wax comme ça scène bi bu tëjee nii man li ma si xaw a jaaxal mooy ñu bëri dafa mel ni scène bi bu tëjee maanaam daxaw bi day tëj man loolu bokk na si sax li ma xaw a maanaam arrêté loo si mbir mi ndax scène bi dafa fekk ay scène am fi ay at ba fii may wax yow am na ñoo xam ne xamuñ tur bi lu problème bi moo xam tax ñu xam tur bi beneen bi ñoom vidéo ya fay nekk majeure partie dañ koy jëlee ci feneen kon scène boobu mënut téye daxaw bi beneen bi mooy scène boobu ña fa nekk di jàngale ñi leen jàngal ñu ngi fi nekk continuer di jàngale kon scène boobu mënut téye daxaw bi yeneen yu bëri nag ñu ngi ko si dégg waaye yooyu moom li ñu mën a wax daal ci gàttal mooy amuñu maqaama dem ci YouTube na ko tëjal seen sàngam loolu yaakaar naa ku nekk war na ko xam ndax yoruñ fa lu tollu noona beneen bi mooy ñoom ñoo jël alalu jàmbur ñi demandé si YouTube ñu supprimer suñu seen ndax dañ ko utiliser ci lu nekkul yoon kon loolu lañ ci doon leeral. waaw Fafa foofu bëgg naa la laaj ak une question mooy lu mel noonu ci ñoo xam ne ni ñu ko waxee ñu bokk teen ñooy laxasoo ay goj ngeen bokk yéen ñëpp bëgg tasaare mbaax bëgg tasaare xam-xam ak waxu ay boromi xam-xam ndax loolu waxtaan mënu ko woon a jiitu ba nga xam ne du ngeen agsi fii wala waxtaan bu am na. waxtaan boobu romb na sax am man Ousmane Cissé ci scène boobu ñu tënjoon moom ci ña fay fës donc bu baax si la bokk te ñu xam ne mbir mi nekku ci maa tey rek wala yaa ma neex mais Ousmane Cissé man sama mag la ñu bokk nekk si benn daara ji jàng mu dimbale ma ba sax man am na matériel yi may liggéey yoo xam ne ci moom la jógee ko kon yàgg naa ko jël ci suuf di wax ak moom beneen bi mooy wax naa leen ne man lii ngeen di def nii mooy di jël sama vidéo di si def loo xam ni tegewut ci yoon loola man mën naa ci dara waaye peut-être ñoom seen xel demutoon ci lu mel nii waaye nag comme ñoom dëgër nañ bopp kenn man wax dëgg yàlla man du ma leen li ngeen di def ba leen ko man loolu am jëwuma ko sax nag li ñuy def ñoom nañ ci continuer mais buñ ko defee sama vidéo l'essentiel que nañu ubbi seen wax lu leen neex nag mais man samay vidéo man du ma leen permettre ñu defee ku loolu kese la maanaam ñun amuñu ñoom problème ñoom neen dañuy dajji leen mais ñun bu leen jël suñu vidéo di ko dajjee te am na lu ma bëggoon wax foofu xam naa ngeen may ma ko rek loolu bëgg naa mu jàll maanaam ñu bëri dañoo jàpp ne dafa am ñun scène yoo xam ne moo ñu tax a jóg man sama scène wan naa leen ko lu ma 580 et quelques vidéos ñu ngi sama scène bi 233 vidéos ci sama scène bi ñeneen dañ ko reprendre sans compter yoo xam ne dañ ko extraire def ko audio def ko ci seen scène te man ñetti vidéo kese laa réclamé mooy scène boobu noonu kese à part scène boobu amul beneen scène bu ma réclamé c'est parce que bi ma xoolee ñoom laa gis ñu utiliser ko ci façon boo xam ne bokkul ak bi ko borom waxee nee naa la 233 laa la wax de yoo xam ne sama scène bi keneen da koo jël ñett laa ci réclamé c'est parce que man su ma ko dugalee keneen jël ko dugal ko feneen dugal ko te yokku ci wàññu ci ma dem dindi ko kon dafa mel ni man am na leen lu ma tax a jóg waaye tamit ñoom buñ ne ñun dañoo jóg pour tëji scène ma bàyyi 231 vidéo tëj ñetti vidéo kese cela veut dire que kon demewut noonu te yow mii may waxal ak keneen kii seetaan na bind ci internet bi dana fa gis nombre de vidéos yoo xam ne Imam Ndao la Fafa TV moo fa nekk ñu dugal ko ci beneen scène te réclamé mu ko. jërëjëf kon Fafa ñu ngi lay gërëm di la sant ci leeral yi. incha allah kontaan nañ bu baax wax dëgg yàlla ci li mel nii waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. jërëjëf suñu mbokk Fafa Cissé nekk fële ca Kaolack ñu ngi yóbbante nuyoo ci al imam Alioune Badara Ndao hafizahullah kontaan nañ bu baax a baax ci sa intervention ci émission bi. comme lu sa wax sànq irresponsabilité ak inconscience bi nekk ci ñenn ñi ci ñi def pexe ba mu tëj ki ko jiite bi mu tëjee daf ma bind ni ma tey mooy bis bi ma gën a neex sama àdduna man ko lan man ma tey mooy bis bi ma gën a neex sama àdduna bi dégg diine tëjee man ko waaw loolu comprendre naa ko parce que yow sa chaîne bi tëjoon pour business la pour am xaalis la ñun bi tuyaabar lañ ci bëggoon te amuñu sikki sàkka ni bu tëjee tey ak bu tijjiwul yàlla dinañ ci may tuyaab boobu bi ma koy nettali Ismaïla ci ngoon gi di ko nettali di ko wax ni yàlla de seede na ni lañ fay def ñu ngi def suñu kéem teraay la kàttan ci góorgóorlu pour mu sell ngir moom kese
te moom xam na ni moom kese fanaan guddee ji fa fanaan ak bëccëg lañ fa yënd yëpp xam nañ ni moom kese moo tax ñu def ko. dama daaneel rek ubbiwaat YouTube rek gis chaîne bi tàkk Mouhamed Ndiaye mi nekkoon suñu wet nii non yàlla li mu ko wax faaw mu talaat affaire bi. kon affaire bi loolu la. macha allah nit ñi tiyaaba lañ ci bëgguñu ci leneen lu ngërmande yàlla. ci àdduna ak coono buñ ci mën a jànkonteel yàlla bu ñu yàlla xañ fay ga ëllëg. macha allah amiin su ko defee rek gañe nañ incha allah. amiin jërëjëf damay ñëw ci Cheikh Ndiaye balaa may dellu ci Moustapha Cheikh ma am benn point boo xam ne xam naa ne su ma leen ko laajul moom su ma jógee fii dina am ñu xëcc sama nopp mooy nekk ngeen nekk ci ginnaaw tey ndax mën nga ma defal benn photo bu gàtt misaal mu gàtt ci Cheikh bi nga filmé ba ma jot man ci loolu jël ko jëriñoo ko yan moyen nga jëfandikoo ak yan étape nga jaar ba loolu am ba ñi ciy jëriñu ci àdduna bi fu nekk mën ci jëriñu. nga baal ma rebondir un peu sur intervention oustaz Mor Kabe hafizahullah di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu yokk ay fanam yokk xam-xamam barkeelal ko bu baax a baax incha allah bokk na lu ñu gën a tënk gën ko fas ci kàddu yi mu wax mooy maanaam defaru balaa ñuy bëgg defare parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni kiy jottali xam-xam kiy jàngale xam-xam ak kiy jottali xam-xam boobu ñoom ñaar maanaam tuyaaba ji ñooy yem fa yàlla donc ci loolu ma ci jàngee ni xëy na ñun ñi suñu liggéey bi maanaam buntu tuyaaba bu rëy la ci ñun donc buñ ci defarul ci peut-être suñuy jikko wala ci suñu yéene rek amaana peut-être ëllëg mën na am mu jural nu maanaam tuyaaba bu ñuy gis lool mu bëri te duñ jëriñ wala iyaasu billah pour ñëw ci sa laaj bi maanaam ci wàllu réalisation lay dellu de manière générale parce que li nga laaj mooy réalisation nag li ci aju yëpp dafa bëri am na yenn production xam boo ko dëjmalee dina laaj nga bind defar sa scénario balaa loolu peut-être casting ça dépend rek donte sax lu ci ëpp tey ji si tey ci mbiru daawa bi maanaam niveau bi ñu ko yóbbu tey alhamdulilah ñëpp seede nañ niveau bu professionnel la képp kuy seetaan production yi ngay gis ci maanaam chaîne yi nga xam ni xëy na moo ñu fi dajale tey di nga gis lu am niveau lu ñuy def loolu nag laaj na temps laaj na énergie laaj na sax parfois alal ci début ya caméra yu xaw a yamamaay lañ tolloon jamono yi ñu ngi nekk ci caméra professionnelle alhamdulilah moo tax foofu mbokk yi dañu waroon gën a sax jàppale ñii gën leen jàppale parce que tey ñi nga xam ne amaana tey mën naa leen tuddee asxaabu chimal ñoom xëy na seeni mbir seeni production caméra ak bagage ya ñuy yore moom la daawa bi am léegi donc bu dee ay Black Magic moo ngi fi alhamdulilah bu dee ay Sony Alpha moo ngi fi alhamdulilah bu dee yeneen ak yeneen ñu ngi fi donc lépp rek pour gën a taaral liggéey bi donc en somme xëy na damay tënk rek comme temps bi dañoo xoj waaye liggéey bi sax gën na yaatu loolu lépp nit ñi duñ ko mën a xam mais li wér ba wér mooy liggéey bu méttee métti la du lu ndaw daal waaw. itam métier la loo xam ne itam professionnel la koy def am na solo xam naa bokkat mi ñuy signalé moom mi nekk ci réalisation bi ne sunu heure jeex na damay delluwaat ci Moustapha su ko defee mu ñëw indiwaale kàddu yu tàggatoom ñu jàll ci yeneen mbokk yi des ngir mën a tëj suñu édition spéciale bi nga xam ne ñu ngi ko jagleeloon kuréel gi ñuy wax Codem Sénégal Moustapha. dama koy wax dama ne ñun amuñu alal boo xam ne moom la ñuy defee bi sabili la amuñu xam-xam boo xam ne moom la ñuy maye mais li ñuy liggéey ci lañ yaakaar àjjana vidéo yi ñuy def di ko partage ci lañ yaakaar àjjana incha allah léegi bu ñu demee ba affaire yi toll fii mu toll nii ñu gis mbir bi vraiment liggéey boo xam ne ñun dañ ko sóobu woon di ko def ngir lan jàllale dëgg jàllale kàddu yàlla bi doomu aadama jëriñu ci ñu gis neneen di ko utiliser neneen ba pare nag ci teg wax yoo xam ne doo comprendre yow da nga naan ñi lan mooy seen jubluwaay bal mun na am sax ñenn ñi yàlla moo xam yéen bu rafet moo leen ci dugg mais lan yaa ngi doon wax sànq ci wàllu vue affaire yi du bari les vues wala nit mun nga am centaine de vues fekk kenn jëriñu ci nit ki am benn vue fekk kooku moo ci jëriñu léegi nag yooyu boo ko nit comprendre enjeu yëpp leneen dina ko tax a jóg lu dul démb ngeen fi ñëw ñu ñëw fi tey ëpp leen vue ngeen di soxor ak ki ñaan am na ñoo xam ne sax dem nañ ba tuddee ñu ñi nga xam ne dañoo ne ci daaw bi di gàllankoor daaw bi waaye yàlla na leen weer te Cheikh wax lu am solo ci mbir yi caméra waxuma yii nii mais Ismaïla mi ngi nii wala abu ma bàyyi ma wax lu dul dëkk defe naa gars yi caméra bu gën a yomb bi ñu yor mooy Mark 3 5D su ma jumul
caméra bi ci gën a yomb boo ko jëndee accessoire ak objectif yëpp na la egg 2 millions moom objectif ak accessoire am yëpp yaakaar naa fii ñi fi nekk ñëpp bi gën a yomb bi ñu yor moom la marque 3 bi HF bi Cheikh yor Cheikh yëkkatil HF bi bii nii micro bi nga gis nii paire bi bu normal da lay jaay 350 000 bii nii trépied bu baax 150 000 bi gën a yomb. trépied mooy li ñuy teg caméra di filmer. xaaral rek classe abu bi nga xam ne moom nu mu tuddati dama koy tooñ naan nga xam ne moom taqalemaan la kenn am bu bëggee filmer dina wëri fenn fu mu filmer fay maanaam li nit ñi di daj ba teg vidéo yi ci internet bi dafa laaj ay moyens yoo xam ne yu colossal yu mag a mag moo xam ne nit da koy def pour def ko or Ismaïla ngi nii barki de maa moom ak Cheikh ñoo ànd bu dem jënd mais dafa vidé boppam jënd benn machine 800 et quelques mille man dama bañoon Cheikh moo installé di jënd machine man ma bañ 800 et quelques mille vidé boppam jënd machine bi ngir lan liggéey bi gën a aw yoon ba nga xam ne ñi ngi jàmm ak ñoom ci terrain bi tamit Cheikh docteur di wax xam-xam bu leer mais filmé ko lu qualité lu professionnel ñu wane ko bañ demee nag ba nga xam ne nag bëgg nañu xaalis utuñu ko ci daaw bi dañoo dem créer suñu ci de production boobu nga xam ne ñeneen booy liggéey ak ñoom nga liggéey nañu production yi ci xaalis mais daaw bi wallahi buñ ci amul yàlla perte nañ macha allah nañu jaajëfal ñëpp di jërëjëf sëñ Moustapha Ba Muslim kaddu yi am na solo yëg te ñi itam am nga yëg-yëg bu fort jëlee ko ci kaddu Oustaz Mor waaye incha allah ci quelques secondes rek Abou Salima looy tàggatoo ak mbokk yi ñu doon seetaan. waaw di nuyu mbokk yëpp rek di leen tàggatoo di leen seedeel ni suñu xool ëmbaluñ ci ahlu sunna lu dul yërmande ak cofeel ak bëgg ñu ñëpp ñu dajawaat aljana. vidéo yu Korem di defar yëpp ñu fi toog ñëpp vidéo yi ñuy defar bu ñu ko dugalee ci YouTube bi ñoom ñëpp a ci yem ci charte ngeen utiliser ko na ngeen xamante ni noonu ngeen ko war a utiliser comme ni ñu ko waxee di gërëm ci dalal bi Islam TV di ñaan Islam TV yàlla jàppale ñu. jazakumullahu xayran message bi jàll na Abou Salima jërëjëf. lu ndaw noo bëggoon leeral Moustapha. lu ndaw noo bëggoon leeral. ñun nekkuñu fi di wax ne oustaz diw la ñu war a daaj wala waruñoo daaj oustaz diw loolu sànq Abou wax na ko ci kii bi xaw ma Ismaïla loolu ñun dañuy bàyyi borom xam-xam li jëndoo ko diw la ñu war a daaj waroo daaj diw ñu wax ñu ko ñun li ñu wax mooy vidéo yi ñu dugal boo koy jël ko ci ni ñu ko dugalee titre bi ñu def ci vidéo bul changer titre bi boo daggee extrait bul nëbb logo bul nëbb information te bul jël vidéo diw naan diw contre diw te defuloon loolu ñun loolu la ñuy wax léegi nag diw a ngi daaj diw du daaj diw loolu ñun yooyu suñu yoon macha allah jërëjëf Moustapha am na solo sa Ismaïl borom ISM Pro 24 lan ngay tàggatoo. waaw alhamdulilah di tàggu ci kàddu yu gàtt rek ci tàmbali bi laa ko waroon wax mu nekk lu am solo loo xam ne damay remercier d'abord Islam TV kii xam sa diine parce que yaakaar naa ne xam sa diine comme ni ko Abou su waxee sànq ñun ñëpp moo njëkk a fayal ñu def formation wala man bokk mu njëkk a fayal pour mu def formation audiovisuelle kon loolu il faut que ñu gërëm ko xam sa diine di gërëm tamit sama patron Moustapha fu ma toll dama koy wax dama ne ko en 2013 moom mu njëkk a wax ne kat ni li ñuy téye caméra gauche cadre ak droite cadre moo ma ko jàngal kon kooku tamit dañ koy remercier ak Abou Salima ak Cheikh Ndiaye ñëpp di leen remercier bu baax te yaakaar naa am na kàddu boo xamante ni message bu am solo pour ñëpp bàyyi ko xel mooy suñuy vidéo na tasaaroo ku mu neex mën nga ko télécharger waaye bul nëbb benn information bu ñu def suñu vidéo tasaare daaw bi moom moo ko tax a jóg parce que ñun loolu mooy suñu objectif fexe ba ñi ciy jëriñu gën a bëri lu muy gën a bëri rek suñu tiyaaba di gën a yokk Moustapha tamit wax na ko sànq mooy oustaz kuy dajji ak ku dajjiwul loolu intéressé wul parce que loolu entre borom xam-xam yi ñoo ci dugg parce que ñun duñ ay borom xam-xam loolu ñoo ciy wax mais en tout cas ci côté technique li ñu wax mooy bépp mbir boo xam ne suñu production la téléchargel jëlal yóbbul fu la neex waaye bu ci soppi dara. macha allah loolu daal mooy message bi nga xamante ni nii képp kuy déglu émission bi war nga koo bàyyi xel. macha allah am na solo trop Ismaïl Sow ISM Pro 24 ma profité di la nuyu waa opération Moussa Thier di fàttali ne yaay seen amir sëñ Cheikh looy tàggatoo. alhamdulilah vraiment ñu ngi rafetlu bu baax a baax jotaay bi parce que jotaay bi moom wax dëgg yàlla c'est une première parce que ñi mu regroupé naam Korem Sénégal
du ñun ñii kase ñi fi toog ñun ñuy gis ci télé bi rek mais am na ñeneen ñu nekk ci ay xëy na gox yu fasantikoo peut-être jotaay bi moo ko mayewul pour seen teewaay am fii mais di fàttali que ni am na yeneen membre yoo xam ne ñu ngi bokk Korem Sénégal mais mënuñu teew xëy na ñun dañ leen teewal rek incha allah di leen wax tamit que ni Korem Sénégal am na xëy na yeneen vision ak yeneen jubluwaay yoo xam ne incha allah nañu wëy di ànd ak ñun incha allah di leen ko xamal ci jamono yi di ñëw incha allah. macha allah di rafetlu jotaay bi bu baax a baax. di ñaan borom bi subhanahu wa taala musal ñu ci seytaane dëgëral ñu bu baax a baax incha allah te saxal ñu. looloo tax nga bëgg caméra ku la booy filmer sa xol bi day sedd. macha allah ndax ni nga ko waxee ñett ñi la seq tax xam naa am na yu ma bëggoon ñu ñëw ci waaye malheureusement aw Bokar dafa ma signalé bu yàgg na heure bi jeex na ndax Abou Salima surtout ku mel ni moom Moustapha bëggoon na ñu ñëw ci ay anecdote yoo xam ne jot nañ ci jaar ci wàllu kii bi fii ci wàllu audiovisuel waaye malheureusement dinañ ci ñëwaat beneen yoon incha allahu taala mu mel ni mbokk ñu doon seetaan. Message bi leer na édition bi itam édition spéciale bi lii la woon comme ni ko mbokk yi waxee Korem Sénégal li leen tax a jóg mooy ay professionnel lañ ci audiovisuel topp ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam yi di jël seeni wax di ko defar ci anam gi mu gën a rafetee di ko yàkkal ñi nga xam ne ñoom ñoo jóg di wër ay kàddu yu borom xam-xam yoo xam ne dinañ ci yokkoo dinañ ci dëgëralee seen diine ngel la waaye niñ ko sàkkoo ku jël seeni wax ak ku jël la ñu filmé ku jël coono yi ñu daj ni ko Cheikh Ndiaye expliqué waaye na nga ko joxe noona waaye kat toggu jàmbur gu mu togg ba mu ñor nga jël ko bëgg koo yekkal keneen da am dara loo ciy soppi dafa mel ni am na sikk soo gis ca togg ko te loolu mbokk yi bokkul ci mandute ni ko Cheikh Moustapha waxee ñoom nee nañ daaj ak daaj ji du seen mbir daaj ak daaj ji loolu borom xam-xam yi nañ ko def waaye li nga xam ne mooy li ñu nekk ñoom mooy topp borom xam-xam yi li gën a rafet li gën a baax ci li ñuy def ñoom amuñu xam-xam buñ mën a jox nit ñi waaye xam-xam biñ am ci wàllu audiovisuel pare nañ sacrifié wu ci mais fàttali ne maa ngi ci dégg démb kenn ci ñoom ku ci wax lu daw yaram ci waa Korem daf ne ma lii may yëngatu mooy li gën a rëy li ma yaakaar ci li ma yaakaaree àjjana sama diggante ak sama borom ngir ne wutu ci ay vues te vues yooyu am ci 100 000 vues baax na waaye benn vue wu borom bi subhanahu wa taala moo ko gën kon nañuy fexe li ñuy def yàlla subhanahu wa taala xoolee ko bëtum ngërmande parce que lu sell la yàlla xoolee ko bëtum nangu parce que lu sell la ñu bañ di njëkkante ni ko oustaz Mor Kébé waxee ci loo xam ne alalu àddina ak ay am-am wala bëgg mbooloo mu lay topp wala ñu lay dégg ndax loolu kat léeg-léeg ñu dégg ko ci chaîne yi da ngay dégg léeg-léeg ñu ne suñu mbooloo wala suñu groupe bi nga xam ne nangami nit a ñuy suivre ñi ci diaspora bi ak feneen loolu lépp mbokk yi am na solo waaye nañu jiital sellal xam ne charte bi tax yàlla subhanahu wa taala nangu jëf yi du lenn lu dul def ngir jëmmam waaye dëppali ko ki mu yónnee woon ni mu ko santaane di Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi li moo nekk sunu plateau spécial ci Korem Sénégal ñuy gërëm bu baax téléspectateurs yi di gërëm bu baax Islam TV waaye di gërëm oustaz Mor Kébé di ko wax ne am nañ mbégte bu baax a baax ci intervention bi di gërëm Fafa TV moom mi nekkoon depuis Kaolack di gërëm oustaz Omar Diallo ci jàppandal gi ak yombal gi di wax mbokk yi ñuy seetaan ne incha allahu taala ñi ngi gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci technique bi Bokar sëñ Aline Badara Ndiaye ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo jàpp ci liggéey ba mu yembo di leen dig daje incha allah très bientôt lu yàggatul ci Islam TV ci yeneen édition spéciale di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yal na yàlla sàmm ñu suñuy borom mi xam-xam jërë ngeen jëf